nuyuwaat naa leen bu baax a baax di am mbégte ak kontaante di leen dalal fii si seen biir chaîne leader di Sénégal Info tey nag dañoo am xew-xew bu am solo xew-xew bu spécial boo xamante ni waa SEMNA association bu nekk fii si biir Wakaam ñoo ànd ak waa guide religieux Escoute des guides religieux du Sénégal organiser benn journée don de sang ñoo nekk ci en collaboration ak waa CNTS du Centre national de transfusion sanguine. Sans plus tarder dañuy dugg ci biir xool journée bi naka lay demee pour defaale aussi ay poser waale question ñi nga xamante ni ñoo ñëw pour maye deret ak waa membre personnel CNTS ak waa membre aussi association bi. mbokk yi ñu daal di taxawal ki nga xamante ni bokk na ci groupe bi nga xamante ni mooy éclaireur ñoom ñi nga xamante ni ça fait plus de 11 ans ñu ngi ànd ak waa SEMNA pour organiser li nga xamante ni mooy journée de don de sang balaa dara dañ koy bàyyi mu présenté wu soxna si nuyu nañ la bu baax a baax di lay ziar. maa ngi leen di fay maa ngi tudd Ndeye Mbow Cissé bokk ci éclaireur yi nekk adjoint commissaire groupe local capitaine Séni Badji waaw di leen jaajëfal ci seen teewaay bi fii nii. parce que li ñuy wax rek chaque année ñu koy def kon buñ fi teewaatee tey rafet nañ lu ko bu baax a baax a baax merci beaucoup. ñu gis ni que ni yéen chaque année yéen a ngi jàpp ci liggéey bi di ñëw ci bokk ci organisation bi ban yëg-yëg ngay am à chaque fois boo leen di def lu rafet li nga xamante ni chaque année yéen a ngi koy organiser. dañ ciy kontaan bu baax a baax parce que yombul nit ñëw ba fii nii maye deretam sans xaar ci dara waaw parce que li ñuy wax rek. ku nekk da nga koy soxla amaana ñun mën nañ ko soxla ñun tamit ñu nekk ci ay jafe-jafe kon dinañu yomb moo tax saa yu ñu ci woowee dañuy am mbégte ak contentement ñëw toog fii nii maye deret ànd ak ñoom ba mu jeex merci. macha allah am na solo loolu comme ni mu ko waxee maye deret nekk na loo xam ne boo ko defee rek da ngay sauver ay vie lan ngay digal ñi nga xam ne ñoo toog seen kër di hésiter pour ñëw pour maye deret. di leen digal ñoom ñëpp ñu ñëw maye parce que tey jii mën na am seeni mbokk wala seeni doom seeni jarbaat seeni sët ñoom ñëpp mën nañ nekk ci besoin boobu noonu te amaana li ñuy ñëw di maye fii nii defaluñ ñu ko ñun personnellement seen bopp lañ koy defaral dañ leen di ñaaxaat rek nañuy ñëw di maye chaque année saa yu amee wala ab fépp fuñ ko déggee rek wax nañ mën a ñëw maye deret parce que acte bu rafet la daal waaw. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la remercier ci seen teewaay ak seen taxawaay bu baax a baax ñu daal di taxawal ki nga xamante ne mooy secrétaire général di Escoute ñu daal di fas yéene ànd ak moom ci benn interview bu gàtt soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. maa ngi lay fay. tur bi naka la. maa ngi tudd Fatou Aïda Gueye. mel ni yow yaay secrétaire général Escoute. waaw man maay secrétaire général yu Escoute bu groupe local Thiombane Doudou bu Wakaam. léegi est-ce que mën nañu xam lan mooy rôle Escoute ci biir association SEMNA. en fait benn affaire bu ñu war a xam Escoute et SEMNA ñaari association yu distincte la ñun dañuy wax association des Escoutes et guides musulmans du Sénégal ñoom tamit ñu nekk collectif des élèves étudiants du mouvement Nabi Allah dañuy nekk di collaborer depuis durant 11 ans maintenant ñu ngi collaborer pour organiser don de sang bi di tey dañ ciy ànd yàgg na torop. macha allah mu mel ni loolu am na solo bu baax a baax léegi damaa bëgg a xam soxna si ndax yow da nga pare nga pour maye deret tey wala mosoo maye deret. maye naa kay parce que acte citoyenneté la parce que tey ñun Escoute dañuy wax le Scout est fait pour servir et sauver son prochain donc c'est un acte naturel chez nous kon tey man tey pare naa pour maye deret et c'est pas la première fois. voilà léegi ñu bëggoon xam aussi tamit lan ngay digal ñi nga xamante ni dañoo ragal pour ñëw maye deret ñu toog seen biir kër yi am hésitation pour ñëw di maye deret. au fait nañ mettre à la place ñii di soxla parce que ñoom tey ñeneen ñoo soxla mais suba ñoom mën nañ soxla nañ ñëw maye si et ça n'a aucun danger daaw bi may def interview ak benn médecin mu ngi may expliquer naan man au moment que ngay maye say globules ñu ngi renouveler wu donc il n'y a aucun danger et si tu n'es pas prêt pour maye médecin bi ñoom dinañ la ko wax tey indi nañ ay médecins yoo xam ne ñoom tey boo parewul pour maye ñoom ñoo la koy wax dañ koy soxla instant yi banque yi dafa vide. hier même benn femme bu doon accoucher HM au hôpital militaire de Ouakam moom mu ngi doon soxla deret donc instant yi urgence vitale la nécessité la pour nit yi maye pour ñëw maye daal.
comme ni mu ko waxee nécessité la pour nit ñi ñëw maye deret nag mooy li ma leen wax sànq boo mayee benn deret mën nga sauver ay vies yu bëri donc yéen ñi nga xamante ne yéen a toog di ñu seetaan mën ngeen def seen déplacement ak seen dérangement ngeen ñëw fii si Wakam si place bu Baye pour maye deret soxna si ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. merci beaucoup plaisir partagé. ñu daal di taxawal ak benn mbokk boo xamante ne dafa def déplacement ak dérangement ñëw fii pour maye deret sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay fay sa. lan moo la poussé à ce que nga def déplacement ak dérangement pour ñëw maye deret gratuitement. juste plaisir la dama tàmm di ko def moo tax may ñëw pour maye deret waaw. est-ce que c'est la première fois wala yàgg nga maye deret. non c'est la 6e fois. macha allah waaw. est-ce que bi nga ko daan def da nga daan après boo ko mayee ba pare da nga daan sentir dara sa yaram wala da nga daan faible wala nu mu fay demee. non franchement mosuma sentir dara waaw. léegi lan ngay jox ban message ngay jox sa mbokku góor yi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan bëgg nañ ñëw maye deret mais ragal nañ pour ñëw maye deret. dama leen di ñaax rek soññu leen pour ñu ñëw maye ndaxte déjà boo mayee da ngay sauver ay vie te carrément am na ñoo xam ne ñooy ci hôpitaux yi ñu ngi koy soxla donc dañu war a ñëw maye surtout la plupart des gens ñi nga xam ne dañuy pratiquer sport ñu ñëw maye ko moo gën. macha allah mu mel ni que dox nga kàddu yu am solo def déplacement dérangement pour ñëw maye sa deret ñu ngi lay jaajëfal di la remercier bu baax a baax. ñu daal di taxawal ak kenn ci membre CNTS mbokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ñi organiser ci journée don de sang sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la. ñu ngi lay fay soxna si. di lay wax que ni nga présenté wu di ñu bëgg nañ xam aussi que ni yan conditions la nit di remplir pour maye deret. alhamdulilah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax mbokku téléspectateur Sénégal Info maa ngi wuyoo ci turu El Hadj Malick Gueye nekk président club médical bu Wakam. nekk également prestataire de service fële ci centre national de transfusion sanguine nekk également président sortant bu SEMNA de 2012 ba 2022 àndoon seex équipe boo xam ne mën nañ wax équipe bu amoon solo la boo xam ne jot nañ réaliser ay activités don de sang pendant plus de 10 ans ñu jël lee ngay nag jox ko sunuy rakk sunuy jarbaat yoo xam ne tey actuellement sous la conduite de Mohamed Camara nekk le président actuel du SEMNA ñoo nekk di wéyal liggéey bi ànd seex mbokku waa Scout nga xam ne collaboration bi mu ngi door depuis ay at. donc di revenir ci question bi nga wax à propos lan la nit ki war a remplir comme critère pour mën a maye deret déjà dañuy njëkk a wax wàllu âge il faudrait que mu toll diggante 18 ba 60 ans ba noppi également nit ki mu bañ a am benn jàngoro boo xam ne dafa lié ak deret boo xam ne mu ngi nelaw ci yaramam donc kooku noonu tey bu fekkee ne dafa ñëw médecin yi dina ko xool mu saytu ko gis ne tey jii remplir na critères yooyu noonu yëpp pour que ñu nekk yow ka tu es éligible pour que nga mën a maye li nga xam ne moom mooy deret. ok comme mu mel ni tontu bi leer na nañ léegi mën nañ ma gën a xam que ni ndax jigéen aussi bu nekkee ci période am maanaam mu gis ay règles mën na maye deret waaw wala déet. waa jigéen bu fekkee dafa nekk ci période règle moom du mën a maye parce que nit ki bu fekkee yow yaa ngi génnee deret tey li nga xam ne moom mooy taux d'hémoglobine boo seetee dafay gën a wàcce donc kooku noonu tey jii bu fekkee dafa ñëw maye deret nekkul loo xam ne ànd nag sécurité te nag dëgg la ne deret manqué na dëgg la ne ñëw nañ pour tey jii ñu collecté waaye bu fekkee ne ñu ngi def acte boobu noonu pour jëriñ ay patients yu nekk ci hôpitaux war a opéré wu war a tey par exemple ñu war leen defal dialyse wala leen ak leneen ba noppi ñuy loraale doomu aadama boo xam ne tey jii moom mën na nekk ci situation boo xam ne daf koy soxlawaat à l'urgence parce que li nga xam ne daf ko jot a maye daf ko handicapé donc loolu nekkul li gën moo tax d'habitude dañuy wax ci wàllu soxna yi képp koo xam ne da nga nekk di gis say règle yow nga bàyyi ba say règle jeex ba noppi après boo ñëwee médecin bi bu la consulter bu xoolee par exemple lu ci mel ni xool sa loxo xool sa bët gis ne actuellement nii nekkoo ci situation d'anémie moom dina la ne donc kat yow mën nga maye waaye nekkul li gën tey nit ki nekk en période de règle mu ne day maye donc côté boobu moom ñun dañ ci sécuriser bu baax donneur bi mu ngi mel ni également tamit ñi nga xam ne chaque 3 mois
dañuy dem maye deret donc bu dee góor autorisé nañ la tous les 3 mois bu fekkee ne yaa ngi ànd ak kattan yaa ngi ànd ak wér-gu-yaram nga mën a dem nga maye bu dee jigéen 4 mois lañ joxe donc loolu nag ay écart la yoo xam ne bu fekkee ne ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu wér-gu-yaramu doomu aadama ñoom ñooy saytu également lépp lu jëm si wàllu maye deret dañ koo fixé rek c'est parce que dañoo bëgg a protéger ki nga xam ne moom mooy donneur bi mu nekk un donneur potentiel bon di waxaale également ne xam nga don de sang ñu si bëri dañoo réere mbir ne tey bu fekkee ne da nga ko def dañ lay saytuwaaleel sa yaram parce que dina am benn aspect boo xam ne wàllu sérologie la lu jëm tey par exemple si dépistage lu si mel ni hépatite B lu si mel ni VIH nga xam ne actuellement lëmbe na dëkk bi yooyu noonu wala syphilis am na si yooyu noonu ay feebar la yoo xam ne tey dañ koy xoolaale si deretu nit ki ñu gis ne diwkat moom dafa amee hépatite te gis nga hépatite nekk na feebar boo xam ne ñu bëri moo ne ñu ngi ko am si seen yaram mais nekkul di manifesté wu donc te hépatite boo seetee dafay nekk si benn phase silencieuse muy phase aiguë boo xam ne tey nit ki mën nga ko amee si wàllu hépatite B léegi yow nit ki mën nga dox sa soxla du am dara lu la gàllankoor et moo ne virus boobu mu ngi sa yaram yow loolu boo ko teelul dépisté ba tey mu évoluer mu dugg ci benn phase chronique ba dem indil la li nga xam ne mooy cirrhose hépatique wala ñu gën a demaat ba mu indil la li nga xam ne tey jii moom mooy cancer du foie mar deytal bu boobaa nit ki day nekk ci ay stade yoo xam ne stade la yoo xam ne pour que nga mën see mucc dina nekk loo xam ne dafay jafe donc gënul à travers le don de sang nag tey nit ki di nga ñëw ñu xool sa yaram ne waa kii kat gis nañ ne dañu am benn trace hépatite B donc li ñu lay wax mooy yow léegi commencé ngay xool sa yaram ngay wàññi lu niin li nga xam ne yaa ngi ko nekk di lekk ñi nga xam ne dafa ñu ci vaccination contre l'hépatite B c'est l'occasion ñoom après ñu def vaccination contre l'hépatite B donc à travers don de sang yooyu noonu yëpp ay njariñ la am na ci ñenn ñoo xam ne tamit da nga ciy gis ne ñoom xamuñu seen groupe sanguin te à travers le don de sang dinañ la wax ne yow kat groupe O plus nga imaginer nit ki tey bu nekkoon ci yenn situation d'urgence xamul groupe sanguin wala amul leen lu koy firndeel donc kooku noonu on sera obligé dem di jël sang yóbbu ko labo def analyse pour mën a xam groupe sanguin am ñëwaat te loolu noonu mar day tàll lu ne xaj na ci donc à travers le don de sang nit ki dina xam moom ban groupe la bokk te loolu yëpp ay njariñ la yoo xam ne tey don de sang da koy maye. kàddu yi am na solo bu baax a baax macha allah indi nga tamit ay éclaircissement pour ñi nga xamante ne xamuñu njëriñu importance lan mooy maye deret ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la remercier. merci également peut-être ma tëjee fenn rek moo di temps yëpp ñu ngi dégg li nga xam ne tey jii am nañ ko comme actualité à propos VIH sida ma gis si nag yenn confrères yoo xam ne nañ si communiquer baaxul dara gis nga poche de sang circuit transfusionnel bi circuit de collecte bi. dañu ko sécuriser de telle sorte que tey yow nit ki mënoo tey jii nga ñëw nga am loo xamee ne benn kii la benn yéene bu ñaaw la nga mën ko def ci poche bi imaginez yow ñaata nit tey jii ñoom ñoo nekk ci hôpitaux yi soxla deret yow nga ñëw nga ne non léegi kay don de sang est-ce que sécurité bi nanga wax naam nga ragal loo nit ñi pour que ñu mën a ñëw maye mais yow yaa ngi lor ki nga xam ne tey mu ngi nekk en attente de sang donc yooyu noonu ay communication la yoo xam ne war nañ ko xoolaat don de sang c'est très sécurisé daanaka ñun bu ñu jëlee sang bi ba noppi dañuy dem labo ñu saytu yenn feebar yu bëri bu ñu gisee ne feebar yooyu noonu dafa am ci sang bi dañuy jël poche yooyu noonu ñu écarté ko donc ñun duñu lor ñi nga xam ne ñoom lañ war a jox sang bi donc di interpeller journalistes yeeg chroniqueurs yeeg loolu ñu xam ne don de sang acte la bu noble et que jaamu yàlla bu am solo la loolu nañ amoon si luñ siy sànni di féliciter bu baax mouvement scout ak mouvement Semna ak éclaireurs yi si li nga xam ne mooy journée don de sang bi nga xam ne organisé nañ ko tey ñaan yàlla muy am succès si année yi ñu jëm incha allah. mu mel ni kàddu yi am na solo bu baax a baax comme ni nga ko waxee rek nécessité la nekk na aussi loo xam ne jaamu yàlla la ñu ngi lay remercier bu baax a baax ñu taxaw ak kenn koo xamante ni bokk na si membre Semna soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. maa ngi lay fay di la nuyu itam man la Asinoum ancienne présidente commission sociale bu Semna. d'accord léegi mën nañ xam ni Semna depuis quand la yàgg ànd ak waa scout ak waa éclair nu mu tudd sax éclair waa pour organiser journée don de sang. bii mooy 11e édition buñ koy def nañ ko ak principal def nañ ko ak CNTS def nañ ko ak waa hôpital militaire bu Ouakam. léegi mu mel ni que bi ngeen ko dalee def yàgg na parce que 11 ans du 11 mois du 11 jours yàgg na depuis bi ngeen koy def ba tey ban résultat ngeen ci am.
macha allah satisfaction bu mag lañ ci am parce que ñun ñii ñoo ko doon def ñu dem ba ci biir jox ko suñu rakk yi ñoom ñuy gérer parfaitement mieux même que ñun li ñu doon def. donc depuis 11 ans ñu ngi ci ànd ak waa éclaireur ak waa scout waaye doon ci ànd aussi ak suñu papa joo xamante ne jamono jii nii yàlla def na noppalu na muy Djibril Salam Gueye donc ñu koy ñaanal yàlla àtte ko ci yërmandeem te yéexe ñu parce que bokkoon na ci ñi nga xamante ne ñoo ñu doon dooleel ñoo ñu doon motiver ba pare jour bi jot mu ñëw maye jiital njabootam ak képp ku mu xam pour ñu maye. donc bii mooy 11e édition ñu koy def donc comme ni nga ko waxee 11 ans du 11 mois du 11 jours voilà chaque année ñu xool def bu résultat yi génnee ñu jox ñenn ñi seen ay enveloppe ñenn ñi nga xamante ne comme ni ko président waxee léegi que malheureusement am nañ ay feebar yu ñu détecté précocement ci ñoom CNTS woo leen ci sutura jox leen seen lii après orienté leen ci nan lañu war a fajoo pour feebar bi bañ a développé wu ci ñoom donc en quelque sorte mën nañ ne don la mais aussi occasion la pour def bilan sanguin gratuitement donc genre partenariat 50-50 la booy seet parce que dina tax nga xam yow sa état de santé fan la toll ci gratuitement parce que bilan sanguin ñëpp xam nañ ne c'est payant mais tey jii boo mayee deret dinañ la defal sa bilan sanguin gratuitement nga xam ne jamono ji yow yaa ngi en bonne santé wala am nga tel feebar wala et cetera exactement. li nga wax am na solo loolu parce que lii dina la permettre nga xam sa groupe sanguin dina la permettre aussi nga xam ndax sa feebar mi ngi sa yaram di dox di circuler waaw wala de macha allah am na solo te dina la permettre aussi nga jaamu ci yàlla parce que benn deret boo mayee yaa ngi ci sauver ay vie ban message ngay jox sunu mbokku jigéen yi nga xamante ni ñu ngi toog di ñu seetaan di hésiter pour ñëw pour maye ci deret parce que ragal nañ que bu ñu ñëwee ñu découvrir benn feebar ci ñoom wala dara. di leen wax rek ñu ñëw. parce que don de sang bi nii li ngay mayee ci deret dans la journée sa corps dina produiraat quantité boobu ou bien plus donc yàqalu la dara ba pare fii il y a des médecins soo mënul maye dinañ la wax carrément tu n'es pas dans les dispositions maye donc ñoom ñoo ngi bàyyi xel yow sa wérgu yaram avant tout su fekkee nag tu es là dans les dispositions de le faire ñoom dinañ la jox soo paree nga joxaat la loo nga lekk pour reprendre des forces après aussi ñu def suivi ci sa santé donc njëriñ rek laa ci gis déjà di nga ci am yàlla ba pare di nga ci xam yow sa wérgu yaram fan la tollu te defe naa loolu comme li ma wax sànq partenariat gagnant-gagnant la yaa ngi jaamu yàlla mais yaa ngi gañewaale en même temps. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax soxna si di la remercier seen teewaay. merci ñu ngi leen di jaajëfal aussi ci présence bi ak taxawu bi kontaan nañ vraiment. waaw ñu mel ni ñu ngi taxaw ak kenn ku am solo lool ci association bi moom mi nga xamante ne mooy gérer wàllu partenariat yi di ni partenaires yi fii nga xamante ni ci biir association bi pour journée don de sang soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax. maa leen di fay maa ngi tudd Ramatoulaye Diagne donc ancienne chargée des relations extérieures du collectif des élèves étudiants du mouvement Nabi Allah mais voilà tey dañu ñëw juste pour accompagner suñu rakk yi parce que ñun ñoo fi nekkoon ñu ni taxaw nii donc kii moo nekkoon le président du collectif donc kii moo nekkoon la chargée de la commission sociale donc ñun ñoo nekkoon avant ñun ñoo doon def don de sang bi il y a 11 ans. maintenant léegi suñu rakk yi ñoom ñoo koy gérer donc ñoom ñooy gérer association bi ñooy gérer don de sang bi ak yeneen projet yi ñuy def yëpp te ils le font très bien macha allah. donc man yëg-yëg ngay am boo gisee ni depuis 11 ans yéen a ngi def li nga xamante ne mooy journée don de sang te macha allah boobu ba tey réussite ak avancement rek ngay si gis ban yëg-yëg nga ko am. kontaan parce que lu baax la woon on a vu la vision peut-être amoon nañ ñu accompagner woon ñun aussi tey jii bu ñu ñëwee gis ak fierté on est là avec fierté ku nekk jóge fi nga nekk bàyyi say activité ñëw ñu daje fi anniversaire la sax parce que même ak donneurs yi am na fi donneurs yoo xamante ne depuis lors ils nous accompagnent chaque fois ñoom dañuy teel a ñëw donc da nga leen di xàmmee ñun ñi fi daje yëpp depuis 11 ans presque mën naa ne on se retrouve dina am ñu bees mais am na ñoo xam ne aussi gis nañ njëriñ bi am na ñoo xam ne c'était la première fois bi ñuy commencer ak ñun te depuis lors ils ont commencé ñu ngi koy démystifier di ñëw ba léegi nii macha allah on a depuis lors on a mën naa ne
saa su ñu waxoon par exemple on avait besoin de tant de poches ñun doon nañ def plus donc ba léegi nii ba ñu xam yoon bi macha allah ba tàmm di ko def même bu ñu ko deful am na ñoo xam ne dañ ñu koy laaj am na ñoo xam ne nii don de sang bi ñuy organiser disons si mois de mars parce que en général mois de mars doon nekk donc si lañ doon xaar pour def seen don de sang donc anniversaire la en fait en quelque sorte voilà. macha allah am na solo lool anniversaire la bu ñu demee ba nga xam te ne don de sang nit yi ñoo la koy laaj pour nga organiser ko macha allah ce qui veut dire que seen liggéey am na solo lool ñu ngi leen di remercier bu baax di lay jaafëjëf. ñu leen di remercier aussi si seen teewaay vraiment ay jàmbaax ngeen di kontaan lool si seen teewaay si don de sang bi merci beaucoup. mbokk yi ñu daal di taxawal ak ki nga xamante ni mooy président association SEMNA ñu daal di koy bàyyi mu présenté wu nuyoo ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la. ñu ngi lay fay soxna si alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan daiman abadan fihi alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan daiman abadan fihi alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan daiman abadan fihi ñu ngi lay fay di la wàcce si wàccuwaay di jiital suñu nuyoo si suñu kilifa alxalifa Maulana Mouhamed Nabi ibnu xalifatullahi fil ardi Maulana Mouhamed Seyni moom mi nga xam ne tey ñun SEMNA wala sax mbooloom Nabila moom mooy kilifa gi bu ñu taxawee tey ba mën a présenté wu si ak ndigalam lañ fi taxawee kon daal ñu wax ne rek ñun ñu ngi tudd Mouhamed Camara nekk président SEMNA di kuréel gi ëmb mboolem mooy jàngkat yi nekk ci biir mbooloom Nabila. léegi Mouhamed mën nañ bëgg a xam lan mooy objectifu SEMNA lan moo tax ngeen créer association bi di SEMNA. SEMNA yàlla dafa dogal ñu créé que le 20 mai 2012 si création bi nag li ko indi woon ay ndaw lañ woon yu nekk ci biir mboolam Nabila di jàng si seen jàng boobu ñoom ñëpp ku nekk amoon na maanaam lu mu mënoon dimbale moroomam si wàllu jàng mi loolu moo waral ñu créé que nag ak benn projet phare bu ñuy wax fourniture scolaire pour tous. bu ñu jubee li nga xamante ne nii mooy ouverture di dimbali ñi ay junni doomu aadama si li nga xamante ne nii mooy wàllu kit scolaire donc ci loolu lañ ko démarré waaye itam yàlla dogal ñu yoroon gestion bibliothèque Joïssa Samb Ouakam yoroon itam li nga xamante ne nii mooy journée de don de sang bi lenn la si li nga xamante ne ñu ngi ko doon def ak yeneen activité yoo xamante ne nii dafa am volet éducatif ak volet social nga xamante ne SEMNA daal li ko wundu nekk lu dul wàllu social ak itam wàllu éducation. donc buñ doon wax objectif bi wala li nga xamante ne mooy moo ëmb SEMNA loolu la. macha allah am na solo bu baax a baax léegi journée don de sang yi nga xamante ne yéen a ngi koy organiser bi ngeen ko dalee def ba tey est-ce que am ngeen si ay jafe-jafe yoo xamante ne yéen a ngi koy rencontrer. waaw don de sang bi nag dafa jóge fu sori rek yaakaar naa ren mooy 11e édition bi nga xam ne ñu ngi ko daan amal en prélude de la commémoration de la descente spirituelle de Mouhamed Gorgui Seyni Gaye Khalifatullah fil Ard bés boobu. nga xamante ne ni moom la ñuy màggal wàccug Mawlana Mouhamed Seyni buñ ko daan dëgmal rek lañ daan amal bés bi ren jàll na mu ngi suñu ginnaaw mu nekk le 28 mars bi ñu génn ñëpp xam nañ ne nag diggante koor gi ak 28 mars am na délai bu ndaw bu fa nekkoon moo la ren ñu jël ko indi ko après bés boobu muy tey le 11 avril. don de sang bi nag comme ni ma ko waxee def na 11 ans yoo xamante ne nii 11 ans de bonheur lay doon su ñun 11 ans yoo xamante ne nii 11 ans de satisfaction lay doon su ñun. ndax yàlla dafa dogal sanga bi Mawlana Mouhamed Seyni oo ñu si unité solidarité ak fraternité boobu nag génnul sa moroomu jullit soxlaa deret nga ñëw may ko li nga xamante ne nii moom mooy deret loolu moo waral bu ñu tolloo si bés yi mbégte la ñuy am satisfaction la ñuy am ñoo xam mën nañu organiser gis si loo xamante ne nii war nañ ko améliorer waat ñu jànge si loolu améliorer ko. yaakaar naa ne kuy amal dara ba toll si ba nekk si 11e édition yaakaar naa ne war nga si mën a am expérience bu acquise bu ñu tolloo si bés bi itam suñu xel day dem si kenn koo xamante ne ni bu ñu waxee don de sang rek suñu xel day dem si moom bu ñu daan toll si heure bi
mu ngi daan wàcc si tali bi di xëcc nit ñi naan leen kaa leen maye deret muy doomu Mawlana Mouhamed Seyni xalifatullah fil ardi sanga Seydina Jibril alayhi salaam yàlla dogal tey nekkul ak ñun waaye bu fi nekkoon dina wàcc si tali bi xëcc nit ñi waxtaan ak ñoom naxtaan leen ba ñu ñëw am lii nii dafa demoon sax ba bu daan dem si hôpital réew mi dañ ko doon ràññee ndax acte yooyu bu mu ko doon def si grade bi mu amoon nekk doomu kilifa nekk koo xam ne ab sanga la daan ñëw di amee taxawaay boobu noonu moo tax bu ñu waxee don de sang rek xel dafay dem si jëmma jooju. macha allah ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax yal na ko yàlla yërëm te dolli leeram bu baax a baax si barke Seydina Mouhamed léegi ñàkkul ni ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy seetaan bëgg a intégrer Semna loolu pour intégration bi nan lay demee. waaw Semna ñun ñu ngi fi képp koo xamante ne rek am na yéene intégré fi ñun ñu ngi fi yaakaar naa ràññeeku nañ itam képp koo xamante ne rek jegese nañu dina mën a intégré par voie yi nga xamante ne ni moo gën a officiel. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la remercier si kàddu yu am solo yi nga xamante ne amal nga ñu. ñu ngi lay gërëm bu baax di leen remercier yéen Sénégal Info ci jàppale bi nga xamante ne ni yéen a ñuy jàppale daanaka mën na noo wax ne depuis création télé bi saa ñu tolloo si bés bi yéen a ngi ñëw di si ànd ak ñun mais itam noonu la ñuy remercier partenaires yi nga xam ne ñoo ñu siy gunge yëpp notamment Tank TV itam notamment Easy Choose Wakamo Fil Group ak ñëpp ñi nga xamante ne ni ñu ngi si ànd ak ñun. di fàttali itam ne bés bi co-organisation la ak association des scouts et guides musulmans du Sénégal ñoom itam ñu ngi leen di gërëm autant yëpp ñu ngi ko ànd di si liggéey bu am solo itam ñu remercier ki nga xamante ne nii moom moo nekkoon parrain bu bés bi muy monsieur Omar Remi Touré di PCA bu FONGIP waaye itam remercier suñu yaay suñu xarit suñu bàjjen Mame Ndiémé Gueye di sœur ci sanga bi Mawlana Mouhamed Seyni moom yàlla dogal mu jiite kuréel gi nga xam ne moo ëmb mboolem yi jigéen yi nekk ci biir mboolem Nabila moom moo nekkoon marraine bi ak waa UFM na ñoom ñëpp tey ñu ñëw jàppale ñu si bés bi waaye di gërëmaat bu baax a baax al xalifa Mawlana Mouhamed Nabi ibnu xalifatullah fil ardi Mawlana Mouhamed Nabi ndax bu ñu nekkee ay ndaw nekk si suñu en tout cas buntu àddina ñu nekk ay ndaw mu wóole ñu saa ñu wootee bés bi mu nekk suñu ginnaaw dooleel ñu ñaanal ñu ba chaque année ñu koy réussir dañuy santaat yàlla bu baax a baax loolu moo waral ñu koy delluwaat di ko gërëm bu baax a baax ak képp koo xam ne jàpp na si bés bi lu si mel ni boulangerie Papa Gueye bi nekk fii suñu ginnaaw fii si Baye bi nekk si biir dëkk bi ci Ripa ak képp koo xamante ne rek amaana jàpp na si bés bi ak hôpital militaire de Wakam bi nga xamante ne itam ren ñoom la ñu àndal si journée bi ñoom macha allah ren ñëw nañu ko ànd si ak Pastef bu mat waaye itam gërëm mbooloo Nabila yëpp buñ gërëmee xalifa bi gërëm nañ leen waaye ñoom dañ leen di beral ngërëm ndax saa suñ tollee si waxtu yi ñoom ñooy ñëw dooleel ñu puus ñu si waaye nag particulièrement suñu membre d'honneur yi nga xam ne ñoom ñooy membre créateur u Semna gis ngeen leen léegi ñoom itam ñu ñëw malgré seen ay yitte ni leen jamono tënkee ñu ne tey du ñu bàyyi suñu ay rakk ñu wét ci bés bi ñu ñëw ànd seex ñun kon ñu ngi gërëm ñëpp gërëm képp koo xam ne rek am yéenam ñëwoon na tey si maye fi deret boo ko jotee amal wala sa jotoo ko amal ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jaajëfal bu baax alhamdulillahi salaatu wassalaam ala rasulillah mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen remercier ci seen teewaay bi ngeen xam ni teewoon ngeen ko ànd si ak ñun comme ni leen ko waxee rek tey jii mën nga maye deret te boo mayee deret sauver nga ay vie comme suba tamit mën nga soxla ñu may la deret donc yow miy toog sa kër pour ñëw fii di maye deret bul hésiter benn yoon parce que maye deret boo def sauver nga ay vie ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di leen jox dig daje ci beneen yoon ci beneen émission fii ci seen biir chaîne leader de Sénégal Info. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Merci. La
رسول